asalaamaaleykum mbokku internet yi baaxee saa su nekk du ñu suivre fii ci Seneweb dal leen ak jàmm ci suñu chaîne YouTube Seneweb TV tey nag ñuy recevoir madame Yaye Fatou Diagne dans le cadre du 8 mars parce que wax 8 mars wax promotion des droits de la femme te moom nekk na benn femme boo xamante ne dañ ko ràññee lu jëm ci wàllum promotion wu droit de la femme moom la ñuy dalal tey nag madame Yaye Fatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Maria. di am mbégte nekk sa invité tey. di nuyu internetu Seneweb TV yëpp. di am mbégte partagé ak yow ak ñoom. alors madame fu mu toll nii ñoo ngi nekk ci mois de la femme ñu war a célébrer le 8 mars c'est-à-dire journée internationale des droits de la femme yow instant bi nii en tant que femme nan nga gisee situation droit des femmes au Sénégal de manière générale. waaw Maria Sénégal ñun am nañu le code de la famille. xam nga droit moom mooy régir société. nit ñi nu ñu war a nekkee. buñ koy def nag ku nekk day am ay àq ak ay yelleef. alors jigéen ñi seen àq ak seen yelleef mu ngi fi waaye defe naa problème bi fi mu nekk mooy ci doxalin wi ci application bi. waaye aussi am na beneen problème mooy nit ki bu amee àq. mooy droit pour mu mun ko laaj il faut mu am moyen yu mu ko laajee moyens yi nag ça ne veut pas dire moyen financier mais ça veut tout simplement dire que moom mu sañ a bañ parce que olof dafa wax ne ku sañu la bañ mënul def lu dul nangu donc loo ko teg du mun a bañ parce que sañu la wax déedéet waaye koo xamante ne yàlla may na ko mu mën a yor boppam mu autonome donc war na mën a kooku mën a bañ donc kooku moo jaadu mu xam ak xam ak yelleefam pour mën ko bañ pour mën a laaj li nga xam ne mooy cëram donc droit de la femme moi je pense Sénégal foofu la toll ndax droit bi mu ngi fi jagleel nañ ñu lu nekk amul lu ñu loo xam ne tere nañ ko jigéen ñi wala noot nañ leen ci je pense que Sénégal def nañ ay avancées yu bëri tey jii ñu ngi nii dem nañ bay wax parité def ay discrimination positive xam nga ñooñu dépassé nañu fi ñuy waxu jox cër jigéen waaye nag est-ce que jigéen ñi mën nañoo laaj seen cër donc foofu lañ toll d'accord léegi su ma déggoo sa discours dafa mel ni da ngay insister bu baax ci autonomisation des femmes waaw autonomisation des femmes loolu rek mooy mën a tax ñu rétablir déséquilibre bi nga xam ne moom la ñuy jooy boo gisee ñu naan le respect des droits des femmes nangam c'est parce que tout simplement jigéen ñi autonome ñu te président Macky Sall loolu la comprendre ba nga xam ne dafa jàpp ne moom dafa jël politique autonomisation des femmes def ko objectif am ne société bu bëgg a defaru rek il faut que jigéen ñi ñu am taxawaay bi ñu war a taxawee te jigéen ñi pour ñu am taxawaay bu ñu war a taxawee il faut que ñu autonome autonome bi mooy ñu xam ne ñoom aussi main d'œuvre la ñu ñoom aussi dañu war a contribuer ci PIB dëkk bi c'est-à-dire jigéen dañu war a liggéey di produire dara pour la bonne et simple raison du pour dara sax mais pour yor sax sa bopp ku la yor nga yor sa bopp ku la yorul nga mën a débrouiller yor sa bopp donc loolu dafa nekk valeur ajoutée boo xam dafa am importance pour gën a defar nekkinu jigéen ñi su ma ñëwee ci li ñu doon wax léegi mooy ku sañu la bañ tey bu ñuy wax violence faite aux femmes c'est parce que domination la nit ki sañu la bañ mu sañ a nangu donc nit ki bu la yoree li olof di wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura nit ki bu la yoree amoo nga jàpp ni amoo foo jëm donc sañuloo ko ma def lii parce que yaa ngi naan su ma ko waxee mu daal di may privé xañ ma lii donc dootuma amati lii nga jàpp ne torox tànge da lay dikkal leneen ak leneen ba da ngay nangu loo xam ne sax kenn waru ko nangu ba loolu nag mooy dem ba jéggi dayo foo fekk tey par exemple fan yee rek am nañ si benn cas xale bu jigéen bi doon wax seen waa kër ñëw leen jël si ma bu ngeen ma jël siwul dinañ ma rey frère bi toog ba ci guddi gi ne ko suba dinaa la jël si sa guddi ga lañ ko rey kon xam nga kooku su mënoon dem bu yàgg bu demoon bu yàgg te ne loolu du ci am parce que yëf yi xëyul rek mu yem donc dafa nekk suite plusieurs événements donc d'habitude les victimes dañuy dund ci benn situation ba situation bi chronique finalement nag mu nekk loo xam ne dafay alarmer ñëpp te fekk ne yëf yi ñu ngi waroon étouffer le poussin dans l'œuf dañu war a dindi liy tax sax nit di xalaat dominer la parce que problème mu def la violence
parce que problème mu violence problème mu pouvoir la problème mu pouvoir la maanaam jàpp ne yow mën nga dara ba pare ka nga jàkkaar lool respecté woo ko parce que mais aussi loolu dañ koy relativiser xam nga nit nag heureusement que loi yi minorités yi ñoo ko tax a jóg du dëgg nekkul société bi yëpp bu doon doxee ñàkk jox jigéen àqam ak yelleefam kon àddina bi tukki du dëgg heureusement que malheureusement c'est benn minorité la waaye na minorité bu dérangeante boo xam ne li muy génne dafay interpeller ku nekk moo tax ñu si sonn di ci wax ñëpp nekk ñu situation boobu mais toujours loi yi dañ koy defar pour gën a bañ a minorité yooyu ñu bañ leen a bàyyee seen bopp alors donc autonomisation comme li ñu wax léegi am ci volet bu am importance sànq wax nga ko ne nga xale bu jigéen bi nga xamante ne moo ngi woo sa famille à l'aide ba la veille bi ñu ko waxee ñëw jël si mu ñu daal di ko assassiner est-ce que jàppoon na tamit société sénégalaise dañu am ay critères maanaam boo ko muñ kersa sëy est-ce que psychologiquement famille amuñu benn poids sociétal boo xamante ne day tax duñu mën a réagir à temps par rapport à certaines violences xam nga suñu société loolu yëpp dañ ko tegoon soo gisee ñuy wax gor ni da ngay muñ gor day muñ parce que yàlla mooy tege du dëgg da ngay def li la war li ci des nga bàyyee ko suñu borom nit nag day muñ lu ko yàlla teg mais waxuñu kenn nga muñ lu la nit teg du dëgg suñu société nag wax dëgg yàlla dafa may valeur dañ koy bëgg parce que société bu nekk li ñu bëgg mooy góor ñi ak jigéen ñi di mën a fonder famille parce que famille mooy première cellule de société donc loolu idéal la société bu nekk bëgg nga famille stable xam nga góor ñi ak jigéen ñi mën a nekk ci nekkin bu rafet ku nekk wormaal sa morom ku nekk iir sa morom ku nekk suturaal sa morom loolu mooy fondement yi nga xam ne mooy idéal société bu nekk mais dans la réalité malheureusement boo gisee ñu teg ay yoon c'est parce que dafa am ñoo xam ne dañ koy jalgati du dëgg te bu amee ay jalgati ak ay façon yoo xam ne waru ca bokk il faut que ñu am fu ñu mën a attewee donc société dañ koy ay phénomènes sociaux dañ koy waxtaane di ko xoolaat bu ñu nee fii la ñu jëm yoon bi bëri xaaxaam bëri ay obstacle dañu war a taxaw xoolaat tëggaat ni lii nañ ko defaree nii wala nañ ko defaree nale et ñun damay profité wax par exemple comme li ma la wax léegi on a suñu code de la famille mais code de la famille bi am na yu bëri yoo xam ne dañ ko war a xoolaat dëgg la yoo xam ne dafay gàllankoor diggante dafay gàllankoor jigéen te gis nañ ay jigéen yu bëri yu si nekk victime par exemple ma jox la benn exemple si code de la famille bi il est dit que la donation maanaam mayante diggante jëkkër ak jabar sa jëkkër bu la mayee dara wala sa jabar may la dara mën na ko nangu à tout moment dëgg la xam nga loolu est-ce que maye la en fait dëgg la xam nga loolu dafa doy waar donc loolu dañ ko war a xoolaat tey ji aujourd'hui ñu bëri da nga leen koy wax ñu naan la non mënul nekk parce que loi dafa war a nekk loi mooy morale te loolu xel nangu ko dañuy wax naan sax xale yi dañ lay wax ne booy jaar sa doom da nga koy jàngal dañ lay wax naa la boo mayee nangu baaxul sa yaay day jur doomu muus loolu lañ doon wax bi ñuy xale loolu mel noonu la ñu doon wax donc imaginel xam nga mayee nangu xool moral accepté wu ko mais ñun toog tey buñ toogee ba suñu loi dëkk daganal loolu y a problème dëgg la du dëgg kon loolu loi boobu dañ ko war a xoolaat parce que am na jigéen yu bëri yoo xam dañ nekk victime loolu parce que xamuñu ko kersa wala ñàkk xam ak yu bëri yu mel noonu donc loolu mooy véritable problème bi société bi dañu war a waxtaanaat xool ti xam ne jigéen finalité bi du sëy comme on dit dañuy wax sëy c'est la cerise sur le gâteau dëgg la mais avant nit ki di egg ci sëy olof sax dafa wax ne sëy kenn du ko mat dañ koy mën ni ko góor di mënee noonu la ko jigéen war a mënee aussi xale bu jigéen bi dañ ko war a jox chance am mu mën a jàng wala moo xam ñu yar ko ba nga xam ne même bu jàngul école am na ñoo xam ne jànguñu école te tey ñu ngi nekk ay chef d'entreprise am activité boo xam ne ñu ngi commencé si jaay table ba dem nekk mareyeur wala dem nekk chef d'entreprise u leneen bëri na fi du fi jeex donc du dëgg mais nit dañ koy bàyyi mu eggalee processus de maturité bi parce que nit
dafa am processus da ngay jóge ci xale dem ci adolescence dem ci maturité à l'âge adulte nga mën a def nag tes choix de vie du dëgg mën a xam ne man kat dafa am lu ma war sama papa ak sama yaay yor nañ ma ba ma am 18 ans mais jot na nag léegi man ma productif man war naa su ma dëkkee ci kër gi sax sama jom war na ma may bu ma xëyee même su may dem marché sax gàddu bagage ñu fay ma ci dara ma ñëw ne yaay am téeméer bi wala am 1000 francs bi dolli ci dépense bi jël la ca des jéem a def ci sama bopp dëgg la nit dañ ko war a bàyyi ba mu egg foofu bu eggee foofu nag mu choisir partenaire de vie parce que sëy partenariat de vie la du jëndante du jaayante du moomante relation boobu il faut ñu xoolaat ko dëgg la ñu delluwaat tuuti ci yi nga xamante ne jigéen ñi dañoo war a autonome gis nañ ne que yaa ngi nekk à la tête de Promise muy promotion de la microfinance islamique est-ce que mën nga ñu ci wax tuuti ay action wam programme am ak lan lay yëngu ci ngir jigéen yi voilà donc comme li ma ko waxee léegi li fi processus la président de la République Macky Sall bi mu jëlee réew mi dafa gis ne mooy li ñuy wax ni il faut que jigéen ñi ñu mën a autonome ñu mën a liggéey moom dafa ne surtout axe microfinance yi muy installé yëpp boo xoolee la délégation à l'entrepreneuriat rapide wax na ko keroog ne na ko man dama bëgg fonds bi nga xam ne moom laa teg na œuvrer na dem surtout si autonomisation am nañu am entreprise naam mais dama bëgg autonomisation ñi nga xam dañ see bëgg a génn nga accompagner ñooñu c'est dans le microfinancement alors ci loolu ba mu ñëwee ba xëyt si ko comme que volonté am la bëgg-bëggam la ndax xam na ne couche population bi gën a ëpp ci phase boobu la ñu toll nekk ci dynamique économie solidaire maanaam di boole seen doole pour ku nekk di ci jéem a génn mu ne lii dafa soxla financement yu bari soxla financement yu bari mooy yoon yi jëm comme on dit il faut plusieurs chemins pour aller à Rome bu dee benn yoon rek embouteillage day bëri mu ne kon finance classique moo fi am damay indi beneen façon ngi financement bu bees itam muy finance islamique boobu itam dafa ñëw indi beneen doxalin maanaam beneen yoon la dafa mel ni rek ba ñuy dem Touba amoon nañu route nationale am nañ Ila Touba léegi donc muy ñaari yoon ku mu neex fu la neex jaar du noonu alors mu ñëw indi finance islamique Promise nag nekk programme bi nga xam ne moo war a defar yoon bu bees boobu parce que finance classique bi am na yoonam ba pare yoon bi mooy guichet yi yiy joxe financement yi mooy système informatisé de gestion biy gérer les opérations financement yi Promise nag war a ñëw teg système informatisé teg ay guichet waaye kii di guichet da ngay wax ressources humaines donc il faut que compétences yi ñu préparer ko il faut que loi bi autoriser pratique bi il faut que nañ ko war a defee ñu xam ko xamale ko donc pour loolu daf ci dem en partenariat avec la Banque islamique de développement léegi Banque islamique de développement ak État du Sénégal nag ñun dañu war a am cabinet boo xam ne daf ñu war a accompagner mooy le cabinet d'assistance technique processus de recrutement bi mu ngi ci njeextel bi cabinet boobu nag moom comme que am na expérience installé defar tali boobu may wax muy microfinance islamique mooy ñëw nañu nag tali bi nii ngeen koy defee ndax mu gën a gaaw parce que xëy na ñun bu ñu bàyyee ñun rek suñu bopp te amuñu expérience bi balaa defar bi dina xaw a yéex du dëgg mais pour gaawal ndax président xam nga ni moom ci most fast track la nekk donc da ngay uti ku ko xam mu ñëw won la yoon bi ndax mu gaaw donc ci processus boobu la ñu toll donc loi beeg yooyu yëpp yemb na maintenant ay quelques instructions rek ñaar moo des pour wàllu BCEAO pour wax naka lañ ko war a defee mooy sur les ratios prudentiels et les référentiels comptables ak aussi ñun ñu ngi tëgg guide bi nga xam ne moo war a won établissement microfinance ne la pour nga am du agrément pour mën a ubbi fenêtre islamique nii nga war a jaare donc tëgg nañ ko ba pare incha allah ci fan yu néew di ngeen gis ne guide boobu génn na bu ko defee établissement microfinance mën a dem nag uti ji autorisation yi autorisation yi nag direction de la réglementation moo koy joxe ak banque centrale ñoom ñoo koy joxe bu ko defee guichet yi mën a commencer ubbi bu guichet yi ubbee nag fonds de refinancement yi ñëw jigéen ñi lu tax muy ci gën a encourager parce que microfinance si échelle finance microfinance moo war a nekk banqaas bi nga xam ne mooy jàngal nit ki lan mooy finance moo koy dugal ci circuit financier bi parce que xaalis xam nga xaalis buy circuler nekk hors circuit financier bi xaalis boobu ñaare du xaalis bu ñu reconnaître xaalis bu ñu reconnaître dafa war a jaar ci circuit financier yi alors microfinance lu mu war a jàngal nit ki mooy boo amee dara da ngay ñëw da ngay dem ubbi compte bancaire di ko fa dugal booy liggéey dara te fii microfinance nit ñi li ñu koy njëkk a tàmbalee mooy microfinance mooy bor damay dem rek pour uti lu ma lebee alors que du loolu finance dafa commencer par épargner nit ki booy commencer activité
doo ko commencer par damay lebi. da ngay jël li nga am. commencer ci soox. dëgg la bu dee sax weer wu ne nga denc 5000 bés bu ne ñaar fukk noonu la liggéey di tàmbalee. bu ko defee établissement day xam ne kii kat chaque weer Maria mi dina indi 5000. mu ne Maria kat bu ma abbee 50000 dina ko mën a fay. ci durée sangam bu ma abbee 100000 dina ko mën a fay ci durée sangam bu ma abbee 300000 mu lay accompagner ba nga mën a siggi. mais mënoo tëb rek produire da nga maa ngi dem lebi 500000. bu ñu la ko lebalee sax doo xam noo koy def. parce que jàngaluñ la donc la nécessité la pour que ñu daal di defaat éducation financière ci famille yi. parce que même bu dul sax le fait que dañuy leb te duñu xam luñ ci def. mais bëri na famille yoo xamante ne man dama ko gis personnellement c'est-à-dire nga commencer benn activité mais bénéfice boo ci am. soit sañse nañ ko soit jëndee nañ ko cheveux soit dépensons nañ ko ci kër ga parce que la dépense quotidienne n'est pas assurée par le mari comme il se doit wala sa yaay àbb na la ko est-ce que loolu noonu tam bokkul ci li nga xamante ne moo ngi freiner épanouissement financier wu jigéen ñi tey fii ci Sénégal exactement loolu nga wax yëpp mooy dugg dans le cadre de l'éducation financière parce que bu ñu lay defal booy def éducation financière yow da ngay mën a amaale la capacité de priorisation des dépenses du dëgg xam ne lii ma am fan la war a dugg ak lan la war a jur parce que nag boo ko yoree di ko yar doo jël nag bi rek tër ko rendi ko donc da ngay bàyyi nag bi ba mu màgg commencé war a mën a am doom mu tëbu am doom nga jël ci meew mi nag di war a commencé na dundee meew mi ainsi de suite bu ko defee bu yàggee ci ngay am gétt du dëgg boo demee mu am gétt nag bu boobaa di nga mën tër nag lëmm rendi te du la wàññi dara donc c'est le processus de l'éducation financière président de la République nag si vision bu leer moo tax mu dugal finance islamique parce que finance islamique mënul mooy éducation financière parce que man dafa basé wu si ne dama jóg pour ne jullit ak moromam dañuy jàppalante donc kooku dafa jóg pour doxal li nga xam ne diineem da ko sant jàppalante bi mooy du ma la may jën mais dama lay jàngal nooy nappee donc damay téye sa loxo yaa xam activité booy def dama la naan activité bi soo ko bëggee def fii ngay tàmbalee te yaakaar naa loolu suñu mbokk Bawol wala dañu koy won tous les jours dañuy jëlee xale fee mu ñëw fekk nijaayam wala papaam mu yor boutique muy jël ay quelques produits jox ko ne ko demal jaayee mu dem def marchand ambulant jaay indi ñëw am ci dara mu ne ko léegi li nga ci am nii dencal naa la ñaar téeméeri am téeméer ba nga paas ci ñibbi soo bëggee jënd dara nag ci yoon bi nga jëndaale waaye yow yaa ngi ca kër ga ñu yor la du dëgg ainsi de suite ba mu xëy suba mu am benn 30 000 am mu ne ko léegi bagage bi ma la doon jox nga di ko jaayee 30 000 yow moomoo ko woon man maa ko moomoon da nga daan dem jaayi soo amee bénéfice su 2000 francs nga ñëw jox ma 1000 francs jël 1000 francs léegi nag yow épargne nga ba am 30 000 léegi capital bi yow yaa ko moom léegi bagage bi ma la jox yow yaa moom 30 000 yaa moom sa bagage demal nga jaay heure boo ko jaayee rek loo ci am yow yaa ko moom léegi man moomatuma ko léegi xale bi dem jaay lu mu am ñëw ne nijaay dencal ma am nijaay dencal ma xam nga ko mu ngi épargner mu épargner ba am bagage am yokku mu ne léegi nijaay damaa bëgg jënd bagage bu gën a bëri teg taabal mu teg taabalam ut keneen ku mu fa teg moom muy dem di jaayee ainsi de suite ba xëy am magasin jël ñeneen ñoom it di leen jox ñuy dem di ambulant dugal leen si même circuit bi donc en fait mooy jàngalante napp boobu donc loolu mooy en fait démarche u finance islamique ci lépp donc loolu nag dafay nekk apport bu rëy si jigéen ñi parce que dina la jàngal naka nga war a dépenser parce que loolu liggéey nag ba sonn ci yaakaar naa ne boo ko naree yàq boo ci naree foo wala di ko yàq di nga ko xoolaat dëgg la loolu daf ci am solo femme d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis